Amis téléspectateurs et internautes de Sénégal 5 TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bëre bëre. Alors c'est reparti pour un nouveau numéro de Sen Star, un Sen Star qui sera un peu particulier parce que day am li ñu naan continuité. Alors vous allez comprendre après fi may waxee parce que tey aussi dañoo ñëw seet ci mooy xam naa dinañ ne Zeka dafa bëgg moo boobu mooy ñi ma naan Sénégal musique sénégalaise dafa am ci ñoom yaakaar. Yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ak suñu yaakaar ci musique sénégalaise. Donc je sais que ñoom ils vont assurer cette relève ak ay ati at ci kanam ñoom la ñuy gis devant cette scène fii ci réew mi ak bitim réew. En tout cas ñu ngi leen di nuyu tey ñu ngi fii ci Almadies daal di seet si Sidy Diop doomu Tivaouane bi. maa la ko wax. maa ngi laa nuyu mon frère. mon frère maa ngi lay fay Zeka sama frère maa ngi lay siyaare bu baax a baax di ànd di siyaare aussi sa équipe bi nga àndal. di nuyu waa Sénégal. di nuyu waa àdduna di nuyu suma yaay. di nuyu suma papa di nuyu suma famille suma soppe yi ak sumay xarit staff beeg yëpp ak suma label Subatel maa ngi nuyu ñëpp di la wax dalal ak jàmm tey. merci beaucoup merci ci accueil bi dalal bi neex na trop ñu ngi nuyu ñu ci fekk yëpp di leen jaajëfal alors nee na mu ngi nuyu waa Subatel yëpp alors foofu laa doon waxee continuité bi loolu lay nekk parce qu'on va parler beaucoup de Subatel musique durant cette émission et durant d'autres émissions parce que comme j'ai tendance à le dire ñi nga xamante ne dañoo ñëw pour jàpp ci musique sénégalaise mu jëm kanam ñun ñëpp dañ cee war a jàpp pour musique sénégalaise jëm kanam donc chapeau à musique à Subatel musique alors Sidy tey su ma nee comment se porte Sidy musicalement lan nga may tontu tey bu ma doon docteur bi ñëw ne la lan moo musique bi yow fu mu nekk nii feebar la ci yow mais feebar bi fan la toll ci yow. feebar bi fi mu toll ci man mooy bon tout d'abord sant yàlla la bi mu demee ba def ma feebar. te bëgg naa ko ba mu dem ba nekk ci man bu ma accro ci mu nekk feebar. effectivement mais tamit feebar la boo xam ne mi ngi ci ñun. waaye benn côté dañ naan nekkul ci ñun. waaw mi ngi ci ñun. waaye li jot a nekk ci ñun dugg na ba pare dañuy xool li nekkagul ci ñun. ñu dem di ko liggéey. di dem di ko jëli. ngir feebar bi gën ñoo daal. gën leen a daal waaw Sidy Diop foofu la toll. feebar baa ngi ci man. waaye ba tey am na leneen loo xam ne des na. te xam naa ni war naa ko jëlee ànd ak Subatel musique. alors depuis je peux dire 5 ans léegi ci ginnaaw bi la Sénégalais yi gën a découvrir. muy wax 5 ans 4 ans bi la Sénégalais yi gën a découvrir. alors boobu ak tey. boo doon def un petit bilan. yi fi jot a jaar yëpp nan nga koy defee. amee loolu sénégalais yi ñoo ko njëkk gis parce que ku xool Sidy Diop 4 ans ci ginnaaw 2016 laa njëkk def sama premier single 2017 ma def grand théâtre ak tournée ku xool Sidy Diop boobu ak bi xam ni évaluation macha allah bu mag a mag a mag am na ci lépp ci comportement ci wax ci musicalité mais lépp nag du man ñi ma wër rek la waaw su ma doon xool daal fi ma jógee fi ma nekk tey sant yàlla la may def bu baax a baax démb rek ñu ngi toog ak man ak sama frère yi ñuy déglu suma ay live boo xam ne c'était en 2015 benn live boo xam fiñ biij la woon mooy bi ma naan milina lu tànga jongoma may dégluwaat ma ne ndeysaan xoolal fi ma doon woyee ak tey xam nga déglu naa ko sànq ah bon live yooyu jot naa ko dégluwaat sànq waaw gis nga ma ne xoolal fi ma doon woyee tey ak tey fi may woyee kon sant yàlla la effectivement sant yàlla bu baax a baax d'ailleurs foofu laa bëggoon waxee parce que man j'ai eu quand même le temps d'écouter live yi ngay wax fii 2015 fii bu baax ba tey. non yow da nga ma yàgg topp. ba live bi tey waaw en quelque sorte parce que ñun tamit musique bi ni mu nekkee ci feebar noonu la nekkee ci ñun. dëgg la donc voilà. on a vu benn évolution bu doy waar. donc surtout côté musicalité. alors parce que tout au début bi ngay doog a tàmbali les gens interpellés. waaw yéen animateurs yi da ngeen bëgg di pousse. ay waaw dëgg la voilà wala ñu ne la kii ay woyu jàmbur rek. léegi rek lay jël dëgg la. waaw dëgg la mais quand même on a gëmoon nañ que ne. am na lu nekk ci moom. dëgg la parce que quand bu ñu la déggee ngay woy yenn woykat yi. parce que yenn woykat yi du ku nekk moo mën a woy seen woy. toppandoo moo gën a métti. mais ñu gis que ne mun nga def benn évolution musicale bu doy waar. comment ça s'est passé dafa am ñoo xamante ne da nga dem toogaat ak ñoom. jàngaat wala da nga dem jàngi ko comment ça s'est passé. waaw métti woon na méttiwul. parce que booba c'était normal. parce que ñi ngi doog a débuté ci banlieue bi. ñëw jamono jooju mën naa ne amuñu orchestre. dëgg da ngay woo diw mu ñëw jàppal la nga woo diw mu ñëw jàppal la bu ñu paree nga fay leen ñu dem. répétition doo ko def da ngay ñëw rek gars yi fu ñu plaqué. fu ñu gérer ngay gérer. c'est tout à fait normal que mu demee noonu. mais nag bu demee ba ñu formé groupe xëcc clavier batteur léegi yaa ngi may gis maa ngi wax ak sama batteur bi balaa maa toog. effectivement waaw kii boobu am ci suñu diggante. dëgg la nu ma ko tuddee sax. complicité bu am si dañuy wootante mbalakante déggoo ma koy tooñ naan ko li ma la xamal la ñu dem nag ba ma formé benn famille boo xam ne formé naa leen ba téye leen ku ci mel ni Diouf ñoom Bouba suma limee Diouf orchestre bi yëpp xam nga Idi Kassé Ibo yi Abou Sala Abou Sips Mama Seck Ali Baba xam nga Mbaye Tama Racine
Daouda Ousmane Harmonie ma dem ba Pambara ma dem ba organiser du ma ne orchestre mais benn famille boo xam ne ñun ñooy nekk chaque jour kii toog moom moo may dëggal sabar donc Babacar Seck jërë ñu dem ba former benn groupe boo xam ne ci laa nag liggéey jot na parce que bii nekkatul allo waaye sa waay di ngeen ñëw jàppale ma damay jéem a def non léegi fi ñu toll mooy toog nii léegi benn air ñëw ma tëju léegi ci samay studio liggéey ko maa ngi famille nag ci laa profité liggéey ba pare nag di leen déglu waaw bu ñu ma waxee lii baaxul ma ne kon boog rectifier leen ma bu ñu ma rectifier ma woy ci loolu ñu ma ci entraîné di ma ci jàppale sama ay grand ku ci mel ni ñoom Ousmane Faye manager Oumar Pène ñu Bamba Iba Sey xam nga léegi la ñu côté ñoom di ma entraîné su ma woyee ñëw ñu ne ma noonu li nga woy neexuñu entraîné waatal lii ak lii def lii defal lii xam nga ñu ëmb ma daal entraîné xam ni ma xamal ma ni am na luy nelaw ci yow loo xam ni boo ko liggéey mën nga feeñ te mën nga am dara ci musique ma bañ a dëgër bopp nag dégg ko liggéey ba tey nag maa ngi jàng ba tey dama gis ni suma musique des na am na leneen lu war a ñëw mais bon sant naa yàlla bi nga xam ne fi ma nekkoon tey gis nañ benn évaluation ci Sidi Diop mais ba tey maa ngi suma ay grand ñoom Matar Diop si ba tey xam nga gars yi yëpp ñu may war di ma gën a entraîner effectivement alors ci diggante boobu ba léegi je pense que loolu dañ la ci féliciter le fait que nit bu nangoo jàng rek dañ koy féliciter puis dañ lay encourager ci loolu que tu continues sur cette lancée c'est très important philosophie daa wax loolu solo tout ce que je fais c'est que je ne fais rien effectivement demee ba xam lépp luñ ci jàngal ma fekk xamul dara effectivement liñ jot a am yëpp dañ koy tegee ne le nga xamaguñ dara am na lu des et beneen philosophe tamit daal di ci yokk ne l'ignorant le plus ignorant c'est l'ignorant qui ne sait pas qu'il est un ignorant dégg naa ko alors je disais tout à l'heure aussi ci diggante bi sànq laal nga ko benn moment ñu gis benn engouement ci benn way ku snap est-ce qu'on peut revenir ci moment yooyu nan nga dundee parce que mënoon nañu wax ne c'est un succès quand même foo dem je me rappelle da ngay dugg benn xew wala dara sax bu ñu ko déggee ñëpp naaw loolu lañ lay tegal waaw yow da nga mel ni ku déglu suñu waxtaanu démb bi parce que démb man ak ñoom Omaro gars yi ci loolu lañ doon waxtaan kër Omaro ba fajar ndeysaan ñuy fàttaliku ne ma booy déglu moment yooyu nu mu lay def ma ne ko moment wu bànneex la ci man ba ko moment boobu mi ngi fekk maa ngi doog a arrêté sumay étude jël musique bi au sérieux jël ko suma dënd bokk ci benn famille bu baax boo xam ni dañu ma bëgg gëm ma ne ma mënuñu laa tere musique parce que moom nga bëgg ñun xamuñu musique kenn mësul musique ci famille bi mais vu que ni moom nga bëgg duñu def lu dul jàppale la ci mais bu ko mës a booleeg lu ñàkk fayda moo tax moment boobu noonu affaire yi ma jël ko au sérieux xam ni dafa am lu may xaar booba lu raw lii fii ma toll nii laa doon yóotu waaw am na ñu ma bëgg am na ñu ma xaar xarit yaa ngi may wër di ma encadré waa koñ ba ñi ngi may bëgg ndànk quartier ba Guédiawaye Golfu Las Palmas Figne bi Daaru Salaam amoo 3 4 5 arrêt Dial Mbaye double la xam nga Guédiawaye Pikine banlieue bi commencé Parcelles di ma bëgg ndànk ma xam ne lii nag benn nit bu la bëggee rek war nga ko mën a exploiter ba moom mu influencer ñeneen ba ñu bëgg la jam moment yooyu su ma koy xalaat foofu lay toll su ma daan jouer mariage day mel ni concert li tax ma arrêté mariage sax tuuti ni mu doon mel la parce que dama doon jouer mariage dama doon dem ba macha allah dama doon teg quartier bi may tëgg dama leen doon teg coono parce que bu ma daan jouer fépp la nit di jógee sant yàlla ñëw après tamit da doon xaw a nekk tuuti àq parce que mariage da daan nekk dimanche yenn saa nit ñi war a xëy liggéey lundi xam nga mariage yi dem ba ay 1h 2h du matin nga xam ne dëkkandoo yi te nga nekk xale nekk ci yoon à la fin àq la moo tax ma arrêté woon mariage yi tuuti xam nga waaw jox ko suma ay rakk nag ñu continuer alors tu as parlé d'études nga ne moo tax nga arrêté say études ban niveau la woon bi ngay arrêté dem naa ba seconde ma doog a dem nga ba seconde waaw d'accord alors c'est important souvent de savoir que ne suñu woykat yi du ñëpp nag ñoo mel ni ay ñoom kii ay ñoom daam seer ak ñooñu du ñëpp mel ni ñoom borom dàqal daam dàqal yooyu rek la jàng merci loolu rek la jàng dàqal yooyu rek la jàng alors nga wax lu am solo ci musique muy xew muy phénomène boo xamante ne gis nañ ne banlieue bi pratiquement ñi fa soxe ko yëpp xew moo leen révélé mais aussi ñu dem ba jàngat ci ko ni xew dafa am lu mu yàq ci carrière musique tout à fait ak yow ban moment nga comprendre que ne xew su ma ko bàyyiwul mën na yàq sama carrière bon bu ma du sax yàq carrière mais du ko yàq mais dina ko xaw a stoppé dina ko ralentir tuuti parce que dama dem ba benn moment ma dem ba affaire yi jël na nag benn temps bu bari ci ñun mais bi ñu demee parce que ñun tamit nu ñu mënti mel rek
xew yooyu ñoo ñu ko def. effectivement ci la ñu nit ñu découvrir. yow mi daan jël sama son. xam nga di ma jàppale. te gisoo ma sax di ko teg. son yi nga daan am yëpp ci xew yi la jógee. effectivement mais dem nañ ba benn moment peut-être commencé nag di am feneen fu ñu bëgg a dem. parce que borom bitiku mbagg boo gis. ay contenu ay magasin yu bari ñoo nekk ci xol bi boobu ñu ngi doon jouer xew mais tamit suñu rêve nekkoon na taxaw Grand Théâtre suñu rêve nekk na taxaw Esplanade Grand Théâtre Bercy Zénith mais nag loolu pour nga liggéey ko il faut que nga xañ sa bopp dara effectivement pour dem jëli dara parce que dans la vie qui ne risque rien n'a rien loolu moo tax ñu jël risque arrêté xew yi tuuti concentré wu dugg nag liggéey defar benn album génn doog a jubal Grand Théâtre tu as assuré la transition ci côté boobu. suñu borom nag on peut parler de cet album d'ailleurs. Ndorteel suñu borom defal ma sutura nag ci loolu ma risqué woon rek. may na ma dara ndax dama off mariage tuuti tëjul liggéey benn 6 mois. bu dëgër après ci laa wootee nag Malibu. pour bañ tamit nit ñi ne lu tax ma def Malibu woo banlieue bi yëpp gis nga Malibu boobu ni mu meloon. waaw c'était fantastique ñëpp ñëw wuy si ma pour ma xamal leen ni même bu ma arrêté mariage yi tamit. suma xel ak suma xol mi ngi ci yéen tey laa gën a mën a jouer concert spectacle yi. pour waa banlieue bëgg. dëgg la parce que nu ma mel rek ñoom ko def. effectivement comprendre mais bi ma jógee lu xañ loolu sama bopp liggéey album. génn jaabiraay génn explosé. ma woote Grand Théâtre yaa ngi fa woon mu nekk Grand Théâtre boo xam ni dama ko génnee album 3 le 7 ma dem Grand Théâtre àdduna bépp ñëw après ma sant yàlla xam ne li ma doon liggéey kon réussir naa ko alors d'ailleurs dañuy taxaw ci Grand Théâtre boobu parce que comme tu as dit diggante bi album bi génne ak Grand Théâtre bi gàtt boo xamante ne le 3 la album bi génne waaw ñu dem le 7 waaw Grand Théâtre alors album très riche Ndorteel mu amoon ay mélodies yu doy waar ak ay thèmes aussi yoo xamante ne ñu ngi koy fàttaliku et tout ça mais ñu gis un show de ouf. mu génn macha allah xol lañ ko joué ñoom ñëpp dañ ma sotal ma leen di nuyuwaale bu baax sama musiciens yi mais album bi dañ ko tëju nag liggéey ko bu baax a baax ànd ceeg suñu papa suñu tonton suñu nijaay Papis Konaté mu dem tëj ñu si joom liggéey loolu yenn saa ñu woy ñun ni ñu bëggee mu ne ñu bëgguma fi ngay woyee man damaa bëgg nga woyee fii parce que woyee fii moo lay yóbbu fee ñu accepté loolu nag xam nga ndaw boo newee ci yoon boo bëggee yegg doo dëgër bopp ñu ñëw tegu ci voix bi ñu teg te bi album bi génn demaat naa ba ci moom jox ko loxo ne ko lii nga ma bëggaloon te tu l'as réussi. Il a réussi ñu ngi koy nuyu bu baax Papis Konaté un grand monsieur de la musique sénégalaise qui est derrière beaucoup de idées yoo xam ne tey ñu ngi koy man nga ko wax mu wàññi ganaar yi de biir de Papis mais kii la nag xam nga ginaar bi galon yi ñoo tax ginaar la galon yi la ginaar rek bu demee fii tata xaw ma instant kii bu demee fële beneen tata bi boo ànd ak moom tourné Europe ginaar rek kii ginaar yooyu nu mu tudd. KFC Papis bàyyi KFC mu nga alors je pense que yaa ngi lire ci samay xalaat sànq ba léegi lu ma bëgg a wax rek da nga ma ciy jiitu album boobu génnee et tout ça avec tout le succès bi nga ci am ak Grand Théâtre aussi ak beneen tournée boo xamante ne dem nga def ko est-ce que tu peux nous parler un peu de cette tournée yan anecdote nga fay jàpp yoo xamante ne tu te dis que ne voilà ndekk musique am na fu mu toll ci àdduna bi waaw li ma ci marqué nag bari na mais bi ma eggee parce que tournée boobu dañuy jouer tamit Grand Théâtre le 7 waaw le 12 xaw ma le 17 la ñu déparé fii dem pour def 23 pays dem def tournée européen wër Europe bi yëpp mais am naa ci ay moment yu bari yu ma marqué moom laa dugal ci sama clip bu yëngal moment yi may nelaw ci terrain waaw ko boobu nag sonn naa da ngay jouer tey lundi Lyon suba nga enchaîner Bordeaux ginnaaw suba nga dem Cervia Metz ñu ne la acca dañuy enchaîner Torino ñu ne la Milan affaire bi wër bi li ma ci gën a marqué dañoo dem ba benn jour may tappale parce que boobu sonn ma xëy benn bis rek déclaré biir bi métti dama combaan sama frère maa ngi koy nuyu bu baax boobu tournée yi métti nag ba pare tunnel Italie seen tunnel yi da ngay oto bi day wër ba da ngay miir ma jékki-jékki ci bis bi rek aj sama bopp bi ñu ne ma laal man leen feebar naa de ñu ne ma non yow dëkk bi ñu jëm nii instant yi waa Espagne jënd nañ seen biir yëpp na la ñuy def ma ne leen non dama feebar il faut ngeen neexal ma gars yi nekk foo non kii xam nga daraay kafoore xam nga moment mu nekk moment yu ma marqué tamit moment yu ma marqué parce que moment bu metti woon la 1 mois et quelque ñu nekk ci àll bi gisoo papa gisoo yaay gisoo xarit gisoo am di jàmm gisoo kenn ba pare dëkk boo dem rek Sénégal yëpp génn
may la seen i koppar jënd seen i biir fekkaat la hôtel ba jënd ay yére yu rafet ñëw may la après nag ma jàngat ci góorgóorlu xam ne ndeke musique boo ko gëmee musique bi ma nekkee woon koñ ba génne ko ci quartier ba génne ko ci banlieue ba jékki-jékki teg ko Sénégal ndekete tey indi na ma ba ma dem ci yeneen réew yi jàmbur yi bokk teg suma réew kon kii su ma ko gëmee war na ma mën a yóbbu feneen su ma ko gëmee te jox ko cëram war na ma mën a yóbbu feneen fii et on te le souhaite c'est tout le mal qu'on fait en tout cas ñu ngi souhaiter plein de succès et comme je dis ni ma ko waxee tout le temps gëm nañ ne sax loolu dañu avec Sidi Diop et ça se passe sur Sénégal 5 TV. Alors Sidi, on va parler de 2020. Ah bien sûr. Après toutes ces choses qui se sont passées, machallah. 2020 ñëw ak i feemam. maa la ko wax 2020 ñëw rek mbas ñu. ñëw rek mbas ñu. maa la ko wax. Alors nan nga dundee presque maintenant 6 à 7 mois ñu ngi jëm. waaw ngeen toog joué wu leen et tout ça. bon ni ma ko dundee nag fi may commencé mooy sant yàlla. alhamdulilah. waaw parce que fekkee moo waral njàmbat. waaw am na ñu ko fekkee wut. kon suñu borom bu defee ba ñu fekkee ko rek ba mën a toog di ko jàmbat tout d'abord dañ koy sant yàlla. ku ne xam na ne nag ñi ngi dugg ci 6e mois. boo xam ne liggéey. te ñun yàlla dogal na ni amuñu salaire. ñun suñu voix yi. mooy suñu salaire. micro yi spectacle yi. mooy suñu salaire. kon nag buñ toogee 6 mois liggéeyuñu. bon sant yàlla la mais tamit metti na. parce que ñun dafa am ñu yaakaar ci ñun. wallaay ndeysaan. dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci suñu ginnaaw. ñun société benn jëmm Sidi Diop société la. dëgg la bu ma ne société la tey jii soo jógee fële engagé ma dama bëgg ma Saatu Géejawaay. soo ma fayee li may jël. borom sono bi dina ci am. waaw borom lumière bi dina ci am. waaw borom strat bi dina ci am. su may musiciens yi sama ginnaaw. dinañ ci am te ku ci jël sa njaboot ngay yóbbu. waaw kon tey jii boobu tamit jaaykat yi ci mbedd mi. très bien kii di jaay ndox mu seen sax dina. très bien mi ngi déparé ci Sidi. mi ngi mel ni lamb ji. lamb bu amee jaaykatu t-shirt bi. dina ci gis boppam jaaykatu kerem bi jaaykatu mbiib bi. jaaykatu ñëpp dina ci gis seen bopp. kon tey jii buñ ñu tëjee rek. dina metti trop ci ñun aussi ci ñu nekk ci suñu ginnaaw. xanaa ñu ñaan yàlla na ko fi yàlla suñu borom gaaw jëlee. amiin amiin ba ñu delluwaat ci suñuy activité xam naa ni soppe yi namm nañu. Sénégal namm nañu. adduna bi namm nañu. incha allah am nañu yaakaar ni léegi mu jeex ba ñu mën a delluwaat ci suñu liggéey. waaw alors ci biir mbas mi ñu gis que ne état da leen di dimbali. mais ndimbali bëri coow trop. waaw yow coow loolu ak ci am yow. balaa ma lay poser question. beneen question bi ñu ko poser jot nga sa wàll yow. ci ndimbali. non du jot wàll sax man moom bi ñu nekkee di lijjanti yooyu ba dugg ci affaire musiciens yi man ne dama leen ne je préfère bien. que nañ ma njëkk lijjanti suma ay musiciens. mooy affaire bi ñu génnoon pour musiciens yi te bu ma jumul suma musiciens yi après ñoom ñëpp dem nañ. ñu jox leen seen wàccuwaay. ñu téye mais man moom bon dama toog ci sama kër quoi. dama toog jàpp sama ñàmbur. beaucoup de leaders l'ont fait d'ailleurs. waaye dama toog sama kër jàpp ci sama ñàmbur quoi parce que lu bari coow rek. waaw lu bari coow. amaana sax boo ko jëlee. waaw est-ce que dina la jig parce que bari woon na coow trop. mais coow loolu lan nga ci jàngatee vis-à-vis de la musique sénégalaise. waaw li ma ci jàngat bari na mais tamit lépp xam nga parfois da ngay comprendre parce que wax mën naa wax mu am ñu mu gaañ li ma ci comprendre rek mooy tey ni la for yombee am na ñoo xam ne noonu la leen sëgg jafe. effectivement tey ji loolu mën na laa yomb mais li tax ñu bari jug mu ànd ak ñun coow bul xam lan la ñuy dund ba tax ñu jug pour coow ci man boog idée bi ma ci am pour bañ ci sori coow li bari na man xale laa li nekk ci sama kanam moo ëpp fuuf te balaa boobu amoon naa suma ay contrat yoo xam ne suñu borom suturaaloon na ma seeni borom ñëwoon nañ jox ma seeni avance ma jël suma contrat te gérer ci malgré nag metti na ndax di génne rek te doo dugal metti na mais comme que booba daa bari woon coow man ma reculé wu nekk ci li nga xam ne amul coow bàyyi loolu quoi. mais aussi en tant qu'artiste musicien est-ce que jàngat nga ci beneen fànn maanaam ne peut-être que tey toog ngeen lii xew na rek 6 mois joué wu leen ni mu méttee ci yéen mooy comme tu as dit da ngeen am ginnaaw dëgg la am ñu yaakaar ci yéen est-ce que tey amul leneen loo ci jàngat que ne kon woykat bi buy woy muy dox muy am dara xelam war naa amul nekk yu nekk bien sûr dama man bokk man Sidi Diop personnellement waxtaan naa ci ak suma xarit nee naa leen dama cee jàngat lu bari dama cee jàngat bon que ndekete way rek yenn saa war ngaa mën di way li ngay am
nga am leneen loo ci liggéey loo xam ne dina la indil leneen te d'ailleurs ñi ngi ci maa ngi ci liggéey suma ay xarit maa ngi ci liggéey suma ay grand yoo xam ne ñu ngi jéem a def yeneen business yoo xam lu ci mel ni ibbi benn lieu boo xam nit ñi dinañ fa mën a ñëw lekk dinañ fa mën a ñëw naan xam nga loo xam ne bokkut ak musique te dina di nga ci am sa li nga ciy gagné quoi effectivement ñi ngi ci liggéey bu baax a baax a baax xam naa ni bu sottee incha allah parce que corona bi ñaanuma ko yàlla mën na fi jóge ñu doxat tuuti am lu ñëwaat waaw ñun ay nit lañu yàlla ay dogal yàlla mën nañ génn ñaanuma ko yàlla mën nañ génn mu dogalaat dara loo xam ne ñun day métti trop ci ñun parce que ñun li corona bañ ñun loolu la ñuy liggéey mooy woon nit ñi ñu dajaloo moom ñun la gën a bañ waaw yéen moom moom ñun la ba nekk ni yeew nañ ñëpp am des yéen ñun la gën a bañ moom ñun li ñu gën a bëgg moom loolu la gën a bañ ba waykat buy way bëgg nga sa soirée fees dell kuy concert bëgg nga foofu fees dell corona ne moom bëggul rassemblement mais kii bon corona yaa bon alors le corona aussi am na benn côté boo xamante ne créé na ko mooy le monde virtuel c'est-à-dire à un moment donné yéen ñëpp bu yéen ay live sur Instagram et tout ça alors ngeen dem ba gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di topp au vrai sens du terme parce que ki lay topp même bu la déggatul sax dina la wëri ba foo nekk mu fekk la ñi leen daan fekk ci soirée yi bëri nañ mais am na si ñoo xamante ne toppaat nañ leen ba fekk leen ci live Instagram yi alors live yooyu nan nga ko daan dundee waa live ni ma ko daan dundee bon bànneex laa ko doon dundee parce que ñoo xam ni heure boo wootee soirée ñoom ñooy bàyyi seen yi te ñëw boo feebaree ñu seet si la boo tëggee concert fu mu nekk Sénégal da ngay jékki-jékki gis leen ñu ñëw taxaw ci kanam nga ne woyu kañ nga jógee Dakar ñu ne la ay 10 heures la départ rien que ba Kaolack Fatick fu ne sama soppee dañ fay jógee bu ma génnee ñëw seetaan si ma kon nag live bi su ma leen gisee ni ñu duggaatee xam sama yaram day daw ma xam ne ñii namm nañu ma namm nañ suma ay musique namm nañ suma ay spectacle xam da nga leen di gis ñoom ñëpp dañuy dugg mais man tamit dama ko doon def chaque jour dama doon def live direct toog suma kër jël benn clavier teg ko di leen wayal parce que koo xam ne pendant des années moo lay topp dëgg la di yow ngay jariñu ci moom parce que quoi qu'on puisse dire ñun soppee ñooñu def nañu mel dëgg la xaalis bi nekk ci porte bi booy ñëw dugg way nga génn xaalis bi nekk ci porte bi yëpp ñoom ñoo ko fa dëgg la tegoo ko fa def soppe yi ñoo ñëw dagg seeni 10 000 ak seeni 20 000 ak seeni salon 100 000 te boo paree njariñ li ci yow la jëm bon à un moment donné ma ne kon baax na ma defaat benn retour ci ñoom mooy leen ma wayal leen tey gratuitement ndeysaan da ngay jënd sa connexion dugg ci Sidi Diop taxaw tëdd sa kaw lal ma lay wayal parce que tamit ñoom ñoo ñu jox loolu macha allah c'est très normal ñun tamit tey ñu teg bagage yi di leen wayal pour ñoom ñu xam ni kii yëg nañu day tax bu ñu déconfiné foo woote dañu ñëw parce que dañuy xam ne kii yëg nañu yëg na leen en tout cas merci pour le plaisir merci pour le plaisir que vous avez donné à ces fans je pense que c'était des idées te man yàlla dafa dogal benn man dama ko sax tuddee fan man famille laa yor dëgg la waaw parce que man ak sumay fan ku ne xam ne ñu jegeewoo non waaw su ma daan dugg di xool sa live dama daan gis seen complicité waaw gis nga complicité bi dañu may tooñ ngeen tooñante et tout ça dañu may tooñ effectivement xam nga da ngay gis ñu tooñante yéen saa man tam ma nekk ci gaar waale leen yow li nga wax dégg naa ko parce que dañu dem ba nekk famille dañu dem ba nekk ay frère dañu dem ba nekk ay sœur parce que ku ci xewle man tamit ba démb moo ci mujj ñu ngi maye suma benn doom penda borom parcelle maa ngi koy waxaale heure ménage may ànd ak suma gars yi dem fa teewal leen parce que ñoom ñoo ñuy teewal dañoo dem ba man ak ñoom famille lañu nekkatul parce que bu dee fans rek day jeex mais famille tey ji suma Sidi famille fexe naa ba créé ci lu bari dem naa ba suma Sidi famille xamante nañ nekk nañ famille màggal dañuy demante gàmmu dañuy demante ñi takkante nañ amante ay doom xama amante ay tuddee te loolu yëpp sama jëmm ji kon loolu sant yàlla la te buñ ko ñaanoon ci réunion fan ku ne dañuy toog sa kër dañ def famille góor ñi ni daje di football jigéen ñi di dem ci biir di seetante ñu dem bañ ko maa ngi leen di nuyuwaale bu baax a baax a baax mu nga Sidi Diop ñu ngi leen nuyu leen jaajëfal lu bëree bëri alors avant de parler de Subatel musique on va parler aussi un peu de yëngal Sidi da ko yëngal dañoo jékki-jékki rek affaire bi yëngal waaw mais dafa ngàdd ñi mais maa la ko wax affaire bi jékki-jékki ne boum doy waar mais parce que li ñu doon wax sànq rek corona dafa nekk ci dëkk bi napp ñëpp waaw ñi comédiens yi comédie nañ def lu nekk mu ne du fi jóge ñi def lu nekk mu toog ne du fi jóge ma ñëw yéen ko yëngal waaw yaa yëngal fekk ko fi yëngal ko yëngal yoo xam ne mais xam nga daa ñàkk jom moom dafa amul benn jom moom daa amul benn jom mais morceau boobu yëngal ci la profité ci kii bi ci corona bi waaw ci la profité woo gars yi ne leen nag toogaay bi ni bëgg a yàgg
c'est que ni inspiration bi mi ngi fi. te man yàlla dafa dogal benn affaire ci man macha allah. boo bëggee ma way rek dugal mi studio teg micro yi. macha allah gars yi bu toog. damay am inspiration ci saa si. ni ñu toogee noonu ma commencé fekk daan nañ ko fowee. ci suñu soirée yi fii di da koy yëngal affaire yooyu noonu. ma jékki-jékki rassemblé gars yi ñu dem studio dóor ko. mais macha allah comme li ma la wax rek. ñoom yéene la ñu may joué. xol la ñu may joué moo tax lépp lu ñu ma joué rek bu génnee. day nekk it. suñu borom da ciy teg loxo. ba ñëpp dañ koy bëgg. gis naa la nga def ci TikTok bi loo xam ne mu naan waaye waaye lu muy def xanaa li mu añee daa neex. comédien yi maa ngi ñëw ci dugal. mais yëngal bi vraiment génn def tabac dugg ci ay deux et quelques 3 millions. man ngay jot nañ ma cee génne suñu daayira bi. nee nañ ma naa génn daayira bi. ay waay déedéet waay li ma fecc ci yëngal bi. mais nekk jamono di nekk jamono. daayira bi daal sëriñ bi nee na damay génn daayira. non sëñ bi da lay tooñ rek sëñ bi xam na ne yow croyant nga da ngaa gëm mais yenn temps day baax nga kii rek. waaw vraiment nga yëngatu tuuti animateur sax bu feccee warul bett kenn. pare bu fekkoon sax mënoo mais li nga fecc ci temps sëñ bi xam naa ci temps bi nga ko teg moo ko jaaxal. ah dama di doomu bari ñi nag ci li muy laa yoroo. maa la ko wax xam nga li mu daa dégg. maa la ko wax de boo yoree ci ñoom da ngay dégg. mais ñoom it maa ngi leen di waajal loo xam ni. lébu yi du ma wax. yaa la wax dara de. jërëjëf yaa ngi bëgg du doy waar de. defal naa leen loo xam ni du ma wax bàyyi ma yem foofu. yaa ngi bëgg dugg fu doy waar. lébu yi dañoo doy waar de. ñoom dañu maa bëgg. fu ma woote ñu wuy si ma nekk ci seen dëkk bi ñu uuf ma. te dañoo mën seen nit. non ma ne nag lébu yi il faut que ma wax ak ñoom. waaye waxal naa leen loo xam ni. bu génnee xam nga ñoom dañoo mën a sot. bàyyi ma yem fii balaa ñuy commencé sot yi. waaw mu ngoog balaa ñu laa commencé sot ba mu génn. mu ngoog kon ma mbokki lébu yi pare leen Sidi Diop ngee ñëw siin kaw. mu ngoog alors on va terminer avec li ma tàmbale woon mooy le label Subatel Musique. Depuis quelques années ñu ngi koy dégg. mais dernièrement quand même dañu gis benn tournure bu doy waar mu am ko ci musique sénégalaise. mu daal di tànn ñenn ci ñoo xamante ne comme je l'ai dit vous êtes la relève de demain c'est yéen la ñu am yaakaar ne di ngeen yóbbu musique sénégalaise fu ne. et voilà donc mu miser ci yéen. donc yow nga bokk ci kenn ci ñoom. parle-nous un peu collaboration boobu nan la juddoo. waaw Subatel Musique loolu famille la. damay kontaan bu baax a baax wax ci. ndaxte ki ko diriger. ki ko moom ki ko defar. muy Matar Diop Subatel sa xarit. Matar suma mag la. dëgg la. suma xarit la chaque jour dañuy nekk léegi ñoo ndékkendoo. dëgg la. et comme li may wax souvent Matar bala maa dugg Subatel Musique daf ma daan jàppale. ndeysaan musuma am événement. te poche am ñëwut. grand théâtre bi mujj dama ko woo. dafa foo ne grand maa ngi ñëw ma ñëw lu nekk ci poche am dama koy jël. day jënd ay géej di ma mayaat tëgg naa fi sa géej waaye mu ñëw jàppale ma. kon tey jii sotti ci la ak def ci. comme li ma wax rek Sidi Diop jeune la. bu nekk ci yoon di liggéey. di daan dooleem aussi. di yor ay employés ñu nekk ci sama ginnaaw di liggéey. di daan seen doole. xale la bu nekk ci yoon di liggéey. Matar Diop tamit nekk. xale moom la nekk jeune nekk ci yoonam di liggéey. man ak moom ñu am complicité balaa may signé ci labelam. ñu toog ba benn moment comme li may wax rek àdduna il faut que moment bu nekk rek il faut que am leneen lu ñëw. dëgg la kon bi ñuy doog a commencé xarit yi. ñu ngi fi ba tey. suñu xaritu démb yi ñu ngi fi ba tey ñoo teg fondement bi. kër gi boo koy tabax da ngay teg fondement. dëgg la après maçon bi ñëw tabax waaye am na foo xam bu fa maçon bi yeggee. merci. après maçon bi day taxaw. carreleur ñëw. après électricien bi très bien. noonu la malgré nag li ko téye. fondement bi la. dëgg la xarit yi ñu ngi fi ba tey. ci saaf bi di joxe bakkan di joxe xol. te am na foo xam ne yegg nañ fa xam ne fii kat wax dëgg yàlla Matar mënu cee ñàkk malgré nag ñi ko mën a def bari nañu. dëgg la waaye yàlla mooy def bëgg nit. Matar yàlla moo dogal ma gis ko bëggal ko sama bopp. moom it mu gis ma. bëggal ma bopp. bay waxtaan ak benn bis Amoro ne ko man Matar daf may jàppale ci sama événement yëpp daf may jàppale sentir naa liggéey ak moom Amoro ne ma Matar day yàlla dogal nañu suma lépp la. ma ne ko Amoro woo ko mu ne mais jaar leen gàll ñu reer. ñu dem kër Matar toog waxtaan reer affaire yi ma ne ko non Matar instant dafa bari ay projets yu nekk ci sama bopp te il faut que nga ñëw jàpp ci. en tant que frère en tant que sénégalais. parce que man ak Matar collaboré wu liggéey. musique bu ñu ci amee ndam Sénégal moo am ndam. effectivement Afrique moo am ndam. effectivement der bu ñuul moo am ndam. effectivement noonu la mu ne mais amul problème ci guddi googu noonu la ñu ànd dem studio mais liggéey 4 morceaux yoo xam ne Sénégal déggaguñ ko. 4 morceaux ak 5 morceaux yoo xam ne
d'ailleurs ci clip bi lañ nekk di war ko clip na ko Sénégalais yëpp xaar liggéey ay morceaux yoo xam ni vraiment nag ma gën a sentir liggéey bi nii la ñu commencé liggéey mu ñëw fële mu nekk nit ku gore aussi boobu ba tey ñi ngi ci confinement mais manqué wuñu dara mi ngi ñuy defal lépp du xam ni da ngay xam ni kii xoolewu la producteur ak waykat bi du moins daf la xoolee comme frère ak frère dëgg la wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am jàmm te mbébétam ci ñun suñu borom yi yeggale ko amiin yàlla nañu ànd ak moom yóbbu musique Sénégal boo xam ne incha allah génération bi nekk ci suñu ginnaaw dinañ gën a am jom ndax dinañ ne suñu mag yi fii ñu ko yóbbu ñun dinañ jéem a fexalatu ba def noonu laa duggee ci label bi Subatel musique. D'ailleurs Matar il est à féliciter hein donc ñu koy féliciter di nga ko encourager parce que man la première chose qui m'a tiqué bi ma gisee li mu nekk di def yëpp dama ne mais moment bi mu mettee la ko defee waaw donc ce qui veut dire que ne am na vision mais aussi am na fi mu ko teg donc ñu ngi ko ciy encourager di ko féliciter boo toogee ak moom di waxtaan sax ci lu bari ngay xam ni am na feneen fi mu bëgg a yóbbu musique sénégalaise parce que Matar amatul lu muy prouver ci musique non il a beaucoup fait loolu tey donc voilà parce que ku comprendre rek comprendre dëgg la mais Matar amatul lu muy prouver ci musique mais day tool benn moment boo xam ne nga xool sa ay raq tey ji ñu nekk ci yoon di góorgóorlu un bastion xama un Ibro Naajo nekk ay xale yoo xam ni tey ji toll nañ ci seen digg ndaw tuxuñu naanuñu sàccuñu agressé wuñu ay xale lañu yor ay nit yu nekk seen ginnaaw yaakaar ci seen voix kon tey ji mag bu mel ni Matar xam nga Wolof Njaay dane mag jar naa bàyyi cim réew Wolof tontuwaat ko nekk waaye mag mu baax a jara bàyyi cim réew mag mu bon jarul ba cim réew bilaay jaru ko mag moo xam ne baaxul jarul ba ci réew mag mu baax a jara bàyyi ci réew kon Matar bu amee vision boobu ak yërmande boobu ci ñun ne ñu rakk kaay leen ñu ànd ñu liggéey du label nañ ko def famille label di doog a ñëw nañu def famille kenn ku nekk nga nekk ci sa yoon ngeen bokk ndey ak bàyyi ngeen liggéey yàlla def nag ñi fa daje ñëpp muy man suma frère Bastiung Ibro suma rakk ñu ñëw nag yàlla dogal dañoo bokk ndey ak bàyyi ci mbedd mi far ñëwaat nag bokk ndey ak bàyyi ci biir kër gi ñu dugg boo ñu fekkee kaf fooree bëree ànd dem football loolu la ñu def kon nag maa ngi ñaan yàlla suñu ànd bi yàlla def ci jàmm dëgg la yàlla lafal ñu catte label bi yaatu na label bi du labelu Sidi Diop dëgg la du labelu Ibro wala labelu The Best wala labelu kii ak li ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg la The Best aussi ma koy nuyuwaale moom tamit mu ci def liggéey bu am solo effectivement ku ne xam na ni moom 2019 bi jàpp 2020 waaw it yu ci bari The Best ko liggéey maa la wax lii mu nekk frère moom tamit di ci jàpp day tëdd inspiré wu lu neex woo ñu ñëw moom it mu jël The Best bi ànd ak ñëpp ñëw rejoindre Subatel kon Subatel fu mu toll ni ay xale lañ yoo xam ni dañoo jara ñaanal maam Abdou Aziz Sy Dabakh da daan wax lu am solo dane ay mag bu ñuy liggéey nañ ci boole ay xale c'est important ndax bu dee xel mag ñi joxe ko bu jaree doole xale yu utiliser ko waaye tamit ay xale bu ñuy liggéey ba mu yàgg nañ ci boole ay mag bu dee doole xale yu utiliser ko bu soxlaa xam-xam mag ñi joxe ko te fu mu toll ne xale yaa ngi wéyeeg yéene doole waaye mag ñi tamit ñi ngi ci def seen xam-xam bu baax a baax c'est important loolu mooy kii bi alors la question bi nga xamante ne bëgg naa nga tontu ko mais boo koy tontu c'est plus quand même pour sa yeneen nawle musiciens yi comment qu'est-ce que ça fait à un artiste mu nekk ci label pour que ñu xam lan mooy njëriñu label bon man damay jël exemple ci sama bopp waaw li ngay njëkk sentir mooy tu te sens protégé effectivement pour dire vrai lu bari lu bari daf lay wàcc tey jii ñun li ñu am ci label bi xam nga lan la allo day jékki-jékki sax Matar woo ñu allo foo ne ma ne ko maa ngi fii mu ne ma am na numéro bu lay woo léegi daf la war a indil ay yére xam nga daan nañu am yére daan nañ solo ba mu rafet macha allah ça fait plaisir dafa neex dëgg la kooku ñëw indil la ay ñetti valise ñeent nga ibbi lépp nekk ay yére mun la jëlal nga gérer loolu laa leen sant nay rafet yenn saa nga toog yu bari yoo waroon def moom moo la koy defal dëgg la yu bari tey jii bu ñu amee lenn interview wala dara ñoom dañuy ñëw defar lépp waaw ñun dañuy ñëw rek toog waaw gis nga gérer ñëw naa ba yegg fii maa ngi waxuñu waaw léegi laa dugg gis la fekk gérer nañu yëpp effectivement bu ñu amoon concert tey jii dem jouer ji rek la ñu ci am dëgg la kon njëriñu label loolu la di nga casé wu parce que lu benn nit nag di def dëgg yàlla fukk moo ko daax effectivement te gis nga nit ñi bu ñu dajaloowul bu ñu gënta bari wërsëg gi du bari ni ñu toll noonu rek la wërsëg gi di demee effectivement bu yàlla dogalee man ak yow rek ñoo bëgg jariñu ñoo ci ceeb bi yàlla day dogal ci bool bu ndaw lañ koy yàq dëgg la
waaye bu fekkee dañoo bëgg a invité technicien ak ñëpp pour ñu añ doo ko yàq ci bool bu ndaw bool bu mag nga koy def bu nit ñi bariwut wërsëg gi du bari ñëpp mën nañu bari wërsëg gi di yokk te label loolu lay def ñëpp dañuy ñëw wërsëg bi di gën a bari ba pare ku ñëw da ngay gis xol lay ñëwee famille la benn lam du yëngatu ay lam yu bari ñooy yëngatu tey jii ñëw nañ aussi fekk fi suñu frère balaa ma ko romb Souley Awalaay waaw muy le DG xam nga nekk nit koo xam ni moom day joxe ñaar li raar mooy xol ak bakkan dëgg la lay teg ci carrière di ci def liggéey bu am solo ak suma manager Géeki xam nga ñoom ñu ci def liggéey bu am solo Baye Niass Mara Ismaïla Alaaji staff bi yëpp ñu ciy def liggéey bu amam solo ñoom Sibéru ñoom Babs xam nga gars yi ñoom ñëpp pësa ñi ci def liggéey bu am solo vraiment ma leen di ñaanal yàlla na yàlla gën a ñagal ñu affaire amiin amiin ak Subatel Girl tamit xam nga Subatel Girl ñoom tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax nekk suma ay jigéen yoo xam ne ñoom it ñi ngi ciy bay waar bu baax a baax doom day bu ñu déconfiné wu di nga xam njëriñu label waaw njëriñu label xam nga bëy buy daw ci àll waaw am nga fitu fetal ko waaw waaye bëy buy dox ànd ak i sàmmam doo ko téem rek déedéet mëk mënta ne wax laa la wax de yàlla jàmm yàgg bëy buy dox moom kese am nga fitu téem ko fetal ko waaye bëy buy dox ànd ak i sàmmam ànd ak mboolam di dox doo ko fetal mukk parce que da nga naan lee am na borom dëgg neexul alors avec Subatel Musique encore une fois qu'on encourage di féliciter Matar bu baax a baax Subatel Musique bon fu mu nekk ni moom lan moo nekk suñu kanam daar en attendant ñu déconfiné mais fu mu toll nii ñi ngi wàcc ay clip Sidi Diop mi ngi war a génne benn clip bu bees tàq boo xam ne day génn ak morceau bi parce que bëgguñu bii paa mu génn mu morceau bi njëkk génn dañ bëgg clip bi ak morceau bi génnandoo te morceau la boo xam ni bon am naa yaakaar dinaa bett sénégalais yi bu baax a baax ndax ñu bettati waaw parce que yàgg nga ñu bett aussi ndax wayeewu ma fi ma daan wayee changé naa technique changé naa atmosphère changé naa mélodie changé naa lépp mën nga ko déglu ba dégluwaat ko ne attends mais Sidi Diop nu mu demee noonu te loolu lañ ci jubloo man sax dama koy déglu di reetaan parce que xam naa ni am na évolution ba pare liggéey naa ci parce que ci yeneen gaam laa wooyee ñu ngi koy waajal bu baax a baax yàlla na suñu borom teg loxo te bu génnee saf ñëpp ñu ngi waaj tamit suñu album ak Subatel ñu ngi waaj album bu mag a mag ñu ngi waaj aussi ay tournée bu ñu déconfiné ñu ngi waaj a def tournée nationale commencé ko ci banlieue bi Guédiawaye Parcelles Médina doog a génn tamit ci région yi Louga yeneen région yi Kaolack yëpp ñu ngi waaj def tournée nationale ak internationale mais yooyu yëpp bu ñu déconfiné wu incha allah gars yi dinañ jot date yi te dinañ xam fi ñu jëm direction bi vu que dañu nekk ci en confinement dañuy tëju rek di liggéey bu ñu déconfiné nag ñu doog a jox gars yi date yeeg projet mu ngoog incha allah en tout cas merci Sidi merci ça a été un plaisir je pense que waxtaan bi neexoon na sax merci la voilà donc neex na trop vraiment neex na trop yow tamit ma lay remercier bu baax a baax au plaisir parce que bi ngay jàpp ci sama carrière booba xamante wuñu dëgg la da ngay jël suma ay morceau di ko teg ci rajo bi di ma promouvoir kon tey ji ça fait plaisir que ñu toogaat yàgg nañ toog nag xam ci suñu émission matinale yooyu yëpp yàgg nañu toog mais tey nag toog bu spécial la ndax maa fekk si maa la daan fekk si rek maa fekk si naan sama ataaya bépp lekk sama añ bi yëpp pël dafa bëgg ataaya yooyu firi yëpp teraanga bi bëri na yéen da ngeen di weddi technicien teraanga bi bëri na pël moom boo ko joxee ataaya rek baax pël moom loo ko jox lu leen ataaya comprendre nga mais vraiment plaisir bu mag la ci man nga ñëw fi tey ñu waxtaan débat vraiment neex na may nuyuwaat bu baax a baax suma ay waajur du nuyu askan wi waaye tamit du nuyu Géejawaay yi nga xam ne foofu laa dëkk aw ma lu dul foofu laa dëkk foofu laa yaroo foofu laa màggee foofu laay nooyee ak waa Tivaouane gi nga xam ne foofu laa bàyyeekoo Tamba sama dëkku yaay maa ngi leen nuyu baax du nuyu Sénégal ak sama soppe yi waaye tamit di nuyu ñi nga xam ni dañoo nekk ci mbënd mi ñooñu moom mënuma tëj te waxuma ci parce que porteur de voix la dëgg la am na ñoo xam ne tey ji ndox mi jël na seen kër te famille bi yëpp Sidi la ñu bëgg ndeysaan bu ñu déggee ma wax ci rek ma leen soulager effectivement maa ngi leen di ñaanal yàlla teggil leen métit bi amiin way yàqu yàlla teggil leen natt bi suñu borom nag mooy dogal waaye yàlla na suñu borom teggil te gouvernement bi aussi bàyyi xel bu baax ci ñoom xam ne nag metti na liggéey sa bagage defar ko ba mu baax teg ndox mi ñëw def loolu ndogalu yàlla la waaye tamit
gouvernement bi nañ leen bàyyi xel. incha allah ak sama soppe yi nga xam ne tamit dañ doon def bac ñoom ñëpp te am résultat yi génn. macha allah maa ngi leen di wax félicitation. waaye ñi nga xam ne tamit amuñu maa ngi leen di wax maa ngi leen di encouragé. di leen wax ni yàlla mooy dogal nit ki looy yóotu rek ñaanal yàlla mu jig la. mën nga koo jot te du la jig. maa ngi leen di encouragé bu baax di leen wax ni déwén mooy dàq. incha allah yal na yàlla may leen ko te mu nekk ci seen jiglaay. di dugg ci hôpital yi di nuyu ñi fa tëdd yàlla na leen yàlla yëkkati. ñi ne ci kaso yi yàlla na leen yàlla génne. ñi nga xam ne ñoo fi newoon daaw te nekkatuñ fii fa ñu tëdd yàlla na leen gënal fii ñu liggéey. bu fekkee aussi wax nañ fi lenn loo xam ni rafetul rek ñi ngi leen koy jéggaluwaat. du ñu ci taay mukk ndax ay nit lañu. dañuy juum bu ñu juumee ñi ngi jéggalu li fi rafet it ñu ngi koy bokkaat ak yéen. di nuyu Sénégal di nuyu askan di nuyu aussi Subatel. di nuyu suma papa tamit suma xarit Omaro Gueye mu Cheikh Béthio. waaw suñu xarit koy nuyu bu baax. ku baax ku ñàkk ci ñaar baax suma lépp la ko. mënuma wax ci moom. dëgg la di nuyu si sama xarit yi nga xam ne ñoom nga fi fekk. ak sama staff 5 étoiles label bi Subatel. di la nuyu yow sa technicien yi. àdduna bépp maa ngi leen nuyu te di leen ñaanal yàlla ñu màggale ci jàmm. ñëwaat ci jàmm ci barke Serigne Touba. Merci beaucoup Sidi, amis téléspectateurs internautes de Sénégal 5 TV. Ça a été un réel plaisir, hein? J'espère que vous l'avez apprécié. On aura l'occasion de découvrir et de discuter. Nous allons ci Subatel Music, Inch'Allah, durant donc parce que comme j'ai dit, Subatel Music c'est à promouvoir. Subatel Music, il faut que nous appelions, il faut que nous appelions tous les labels qui sont ci Sénégal, qui appellent musique sénégalaise. On se retrouve très très bientôt sur Sénégal 5 TV. Merci.